yéen a ngi seetaan MMD Média dafa am ay ndaw yu doon def ay manifestation ndax dañu nekk ci DAC muy domaine agricole communautaire parce que nee nañu budget bi ñu leen jagleeloon pour di leen fay salaire 80 000 francs ginnaaw bi ñu bayee ba noppi budget bi dafa jeex bay nañu ba noppi récolté nañu xaalis bi ñu bayee récolté ko duñu leen ko jox dañu koy jëfandikoo ci naneen ñu nangu kàddu yi nga xam ni moo bàyyeekoo ci étudiants yi ak kilifa yi nga xam ni ñoo wax loolu weddiwuñ ci kenn ku nekk mais damay laaj sénégalais ñu jàngatal seen bopp ci réew moo xam ni noppi na ngir développer jox ay nit yu am compétence ay secteurs ñu koy doxal nga bay lu toll ak 100 hectares ci mboq nga xam ni amul lenn lu ñu ciy sànni ndaw ñi ko bay ñu ngi fa récolte bi mu ngi fa nga am vision ci wàllu indi alternative ci wàllu agriculture bu nawet bi weesoo nga war a am ay partenaires ci ay machines yoo xam ni dañuy transformer mboq bi defar ci ay sumbul ak yu mel noonu nga war a démarche partenariat sa diggante ak ay boulangerie ak yeneen i société mën a démarche partenariat sa diggante ak les grands commerçants mais man di jàppandalal ndaw ñi ñuy participer ci ay foire tey xale yu jàng nii ba noppi nga tàggat leen ci wàllu agriculture lu bon waroon nañu am ci wàllu formation lu dëgër loo xamante ni bii bu ñu génnee kenn ku nekk di nga nekk pratiquement chef d'entreprise parce que di nga indi ay secteurs yu wuute ñi nekk ci tool yi di def récolte yi bokkul ak ñi def transformation dugub bi nga xam ni ku ne xam nga mboq amul luñ ciy sànni gittax bi la ñu gën a soxla tey ci wàllu aliment de bétail amul lenn lu ñuy sànni ci mboq waay bu fekkee kilifa nga jiite benn DAC muy domaine agricole communautaire nga am xalaat ci tabax avenir bu dëgër pour suñu jeunesse du ñu bay ba noppi nga ne amatoo loo leen jox ndax doo leen jox li nga bay ba noppi ba ñuy def ay manifestation di wane incompétence bi nga xam ni moo nekk ci li ñu la dénk tey bu ñu la joxee lu mat 100 hectares nga def production ci wàllu mboq quantité bi bari na est-ce que da nga koy delloo nguur gi nga xam ni moo la def la woon DAC bi wala da ngay xalaat di xaaraat ba déwén mu tawaat wala doo xalaat indi alternative ci wàllu mbay chaque 3 mois nga def production ci leneen lu bokkul ak li nga bayoon benn nga développé fa ci wàllu élevage loo xam ne ci partenaire laa lay bàyyeekoo te doo tàggu kenn tey ñaata boroomi bergerie ñoo nekk yoo xam ne tey directeur u DAC bi bu waxtaanee ak ñoom ñu jël ay junniy xar yóbbu leen ci DAC yooyu ndaw ñi di leen sàmm ndaw yi kenn ku ne mujj nga nekk mën nga mujj nekk benn grand promoteur ci wàllu élevage ci wàllu agriculture ci wàllu transformation ci wàllu commerce ci wàllu marketing parce que mboq bi tey mën nga ci génne ay xeetu mboq yu bëri selon machines yi ngay am ci biir DAC bi di ko participer ci ay foire labelliser ko de telle sorte que yow DAC bi dafay mujj nekk benn bérébu liggéeyukaay koom-koom boo xam ne yow modèle ngay nekk ci sa gouvernement bi nga xam ne sax moo la créé foofu noonu mais souvent da ngay laaj nit ñi ñu dénk gestion yenn yi dañoo mënul wala dañu faa nekkal seen bopp wala dañoo bëggul nit ñi yeewu comprendre ce qui se passe wala dañoo bëggul xale yi génn ci ndóol gi ñu nekk wala dañoo amul vision wala qu'est-ce qui se passe mënoo cultiver lu jege 100 hectares di employé lu jege 100 personnes ñu nekk ci benn espace de production bu ngand ci wàllu mboq après la production nga ni leen ay chômeurs la ñuy doon parce que doo jël xaalis bi jox leen parce que budget bi ñu leen doon fayee jeex na 30 millions la c'est quoi la mooy 30 millions alors yow li ñu la jox confier la ko mun nga ciy génne 30 millions chaque 1 mois wala chaque 2 mois wala chaque 3 mois mais vraiment dafay wane incapacité bi nga xam ni moom la ñu bëri nekk ci bu ñu leen confier yenn yoo xam ne ay bérébu liggéeyukaay la nekk ci seen loxo il est temps li ñuy mbubboo ci baykat yi ak sàmmkat yi il est temps li ñuy dig ndaw ñi naan leen ëllëg a ngi ci seen loxo ngeen am liggéey ci wàllu agriculture ci wàllu élevage ñu wax leen dëgg wax leen réalité wala ñu dund ak ñoom réalité bi au lieu ñu leen di nax di leen bëlëf di leen sëlëm di leen wax lu dul dëgg parce que ñun xam nañu ce qui se passe c'est pas vrai tey mënoo am espace bu toll noonu
am fa ressources humaines bu toll noonu am fa possibilité bu toll noonu après nga xëy di leen xool naan leen awma lu ma leen fayee ak naan dépensé naa ci yenn ëpp 30 millions. gis nga am na yenn bérébu liggéeyukaay ak yenn potentialité yoo xam ne boo ko amee yow yaa war di servir sa réew ci ñi ngay créer ci ay ndaw yoo xam ni tey waroon nga fépp foo xam ni dañu fay def ndajem koom-koom dañu fay def ndaje moo xam ni dañuy tàggat ay ndaw dañu fay def ndaje moo xam ni ndajem échange la muy wàllu foire da nga ciy participer mais am yenn opportunité yi ba noppi di am ay tiraillement sa diggante ak ndaw yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci sa ginnaaw nga uuf leen ci wàllu liggéey naxaate bi dafa bëri mënuñoo jël nag lépp loo xamante ni bii Sénégal la ñu koy politiser. Imaginez tey bu fekkee da nga am 100 tonnes mboq nga wax ko transformer nga wax ci am loo transformé génn ci sànqalu mboq génn ci wóoru mboq génn ci sumbul muy sungufu mboq. Imaginez nga labelliser ko tey ñaata ci ay foire nga mën a bokk. Imaginez nga négocier benn partenariat ak ñiy defar ay moulin ci Sénégal nga installer lu toll ci fukki machine ci DAC bi am na ñu liggéey ci machine yooyu am na ñuy defar emballage bi am na ñuy dem ci ay foire di commercialiser ji am na ñeneen ñoo xam ni aménager nañu beneen espace di fa bay parce que DAC dafa yaatu ay hectares yi hectares la ay ndaw ñoo fay nekk du ñu tiit ci wàllu sécurité du ñu tiit ci wàllu lu ñu lekk. mun nga créer pratiquement benn xeetu université spéciale boo xam ni xale yi dañuy ëlbatiku di daw di fa ña fay dugg ndax dañuy gis ñi fay dugg di fa génn ñu ñee leen ci avantage yi nga xam ne am nañu ko ci connaissance yi nga xam ne am nañu ko mais tey DAC amatul benn njëriñ pratiquement bu fekkee fii lay mujj ay ndaw yi ñaxtu di chômer. Imaginez aquaculture am nañu benn agence boo xam ne loolu lay gérer. Imaginez DAC yi dafa bokk ci programme DAC yi aquaculture pourquoi ñu jël DAC rek yemale ko ci wàllu mbayu mboq wala mbayu gerte DAC élevage mu ngi ci biir pisciculture mu ngi ci biir ak yeneen yu nekk ci biir yoo xam ne bu fekkee yow mi ñu ko jox xam nga ko te maîtriser nga domaine boobu di nga def ay résultats. Malheureusement xamuñu fu ñu teg suñu tànk bu ñu la joxee benn budget yaa ngi ciy xalaat ay avantages yaa ngi ciy xalaat noo ko defee lépp ay salaire mais bu fay jógee chaque jour te du fa dellu day jeex mais noo mën a dajalee ñetti ndaw lu toll ci 6 mois ñuy liggéey nekk à ta disposition te wane woo ci Sénégal lu ñëpp ni cëy tey sëriñ si am ay taalibe sax yu leen gëm nekk ci seen ginnaaw li ñuy bay ci Sénégal kenn xamul nu mu toll li ñuy def ci ay réalisation kenn xamul nu mu toll li ñuy éduquer ci ay jullit kenn xamul nu mu toll li ñuy yar di ko former ci ay jeunes yiy créer ay entreprise kenn xamul nu mu toll te amuñu xaalisu état ay taalibe rek la ñu am di leen gindi di leen orienter di leen ñaax ci wàllu liggéey di leen bayloo di leen sàmmloo ba ñoom ñëpp ñu mujj nekk ay techniciens kenn ku nekk foo taxaw man fa représenter sa réew ba mu dëgër këcc mais ñu taxawal fi ay dagg muy domaine agricole communautaire kañ nañ ko créé woon wan leen ma fan moo def résultat ban dagg ci Sénégal moo def résultat à part manifestation ak ñaxtu yu ndaw ya fa nekkoon ñu ngi koy ñaxtu da ngay gën a am yaakaar ju tas ci Sénégal jamono yi ñu toll nag xel yépp ci politique la nekk ñu ngi ci campagne ñiy defar farine nee nañu dañuy banque seen loxo boulanger yi feelu leen consommateur bi mooy dese métit wi malheureusement transport bi ñu ngi waaj a grève carburant bi gis ngeen ni yokku na coowal suuf muy gën di yokk ci ay diiwaan léegi lañ ko xaw a teg ci suuf ndax ñu ngi dëgmal ci élection locale parce que maire yépp xam nañu ni ku ci laal suuf doo xalaat a faluwaat mais lépp teewul d'emblée bu ñu ko dajalee dañu mel ni dañu fàtte souffrance su sénégalais maa leen di fàttali ni sénégalais yi dañu sonn wallahi dañu sonn da ngay dem ci kaw gi yenn heure di gis ñuy def ay taaba di xool lu ñuy gisee ku ñu jaay seen ñebbe ñuy def ay taaba di xool nu ñuy def ba gis ku ñu jaay seen benn sàkku ngooñ ñuy def ay taaba di gis di seet fu ñuy gisee ku ñu jaay seen benn quelques kilos yi gerte yu ñu witt def ko ci paan di ko jaay xam nga lu ñu ciy wut lu ñu jënde ndékki suba lu ñu toggee añ suba pour seeni ay doom kaw gi dañu sonn te taax yi tanewuñu leen budul ñi mënal seen bopp
doon ay millionnaire xëy na wala ñu nekk ci beneen géew bu ñuy tedde te duñuy liggéey toog lépp di dox ku nekkul ci domaine boobu moo xam ville moo xam kaw ga yaa ngi souffrir ci wàllu bëgg loo amul li lay wax rasul vous la presse continuez leen di dénoncer souffrance su sénégalais yi te bañ a topp rek engouement bi nekk ci élection yi kenn ku nekk di xëccoo ngir njariñal boppam néew na kuy présenter sénégalais yi kuy wax askan wi projet boo xam ne moom la indi pour jiitee ko seen commune ci bu gagné maa fi gën a yeyoo nekk rek localité bi war naa soppeeku bu ma gagné dinaa def nii ak nii te musoo amal sa localité njëriñ ñu topp xëccoo bi tey ba fàtte souffrance su sénégalais waa DAC ñu ngi grève miniers yi ñu ngi grève transporteurs yi ñu ngi waaj a grève sans compter yeneen coono yu liggéeykat yi di jànkuwanteel lu ëpp tuur dafa war a doy souffrance bi Sénégal yi jànkuwanteel suñu nguur gi war na ci indi pexe ndax mu ngi bëgg a ëpp. jaa ngeen jëf bokk ci ànd bi ak MMD Média abonné leen suñu chaîne ngir di jot suñu ay vidéo di man di itam contribuer ci seen ay commentaires dinañu amal solo lool continuer leen abonné ngir mën a dooleel suñu chaîne toujours ci liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekk muy féete askan wi di xeexal askan wi di défendre askan wi mën a gedd lépp loo xam ne avantage la uniquement pour nekki ne askan wi ngir sénégalais yi liy bàyyeeku ci Sénégal ñun ñu mën koo séddoo ñenn bañ koo jël di ko lekk bàyyi ñi ci des di ci ger ñeneen di ci jaay doole ñeneen di ci funki ci kanamu ñeneen di ci xoggaliku ci kanamu ñeneen suñu objectif mooy équitable am ci wàllu partage bi ci ressources yi bàyyeekoo Sénégal continuer leen ci même lutte boobu abonné leen suñu chaîne yaa ngeen jëf.